ami internet de la Dental TV la Tigresse mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen kontaane bu baax a baax ñi ngi fi nga xamante ne moom moo di Kër Massar rawatina fi nga xamante ne moom moo di Brioche Dorée bi ñan ñoo woote waa 100% Kër Massar muy képp koo xamante ne rek mbër nga wala nga yor écurie lamb yaa ngi fii nga xamante ne moom moo di ci Brioche Dorée bi ñuy amal benn waxtaan defaale li nga xamante ne moom moo di seen bande annonce ginnaaw bi ñu jubee yi nga xamante ne moom moo di événement pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waat Kër Massar écurie yi ak mbër yi fi nekk ñu daal di booloo nekk benn loolu moom moo tax ñu wax ne 100% Kër Massar ci kanam tuuti dinañ leen dicter lépp loo xamante ne rek seen dirigeant yi tënk nañ ko fi rek di ngeen ko am ci Dental TV ak kan Sista Eva la Tigresse. waaw salaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bu ñu leen nuyuwaatee santaat leen bu baax a baax di gërëm ñi fi teew ñëpp rawatina fii ñu ko defee muy Brioche Dorée di sant aussi gérant bi Babacar parce que moo ñu dooleel ba ñu mën a def fii xew-xew yi ginnaaw loolu damay sant ki nga xamante ne moom mooy suñu kilifa Père Baba di ko gërëm bu baax si jotaay bi nga xamante ne teew na ko fii parce que ay doomam ñoo fi teew boobu ba léegi ñu jël temps mu toog ñu koy sant bu baax di sant aussi tamit ku si mel ni Modou moom du ma ko sant sax dama koy gërëm mais damay sant ki nga xamante ne moom mooy sama vice président Omar Wade di ko bëggee bu baax di ko gërëm di sant sama porte parole Abou Sy di ko sant bu baax moom it di ko gërëm di sant moo secrétaire général Bakary moom it mu def liggéey bu am solo dinaa bi mu ñëwee gàtt na torop mais def na ci loo xamante ne wax dëgg yàlla dal na xel di sant nga xamante ne ñoo teew presse bi ku ci mel ni Yoonu Ndam TV muy site boo xamante ne dafay liggéeyal Kër Massar te liggéeyal aussi tamit jeunesse bi mais damay sant Dental parce que ñoom it suba ba léegi ñu ngi fi wax dëgg yàlla def liggéey bu am solo di sant nag Ndiaga muy Proxi TV télé Kër Massar bi nga xamante ne keroog bi ñu toogee directeur bi wax dëgg yàlla dalal na suñu xel wax ñu lu am solo ci mbébét bi mu am ci Kër Massar wax ñu aussi tamit fi mu bëgg a yóbbu 100% Kër Massar bi wax ñu aussi li mu bëgg a def ci jeunesse bi ñu koy sant bu baax di ko nuyu au passage moom directeur bi di sant ñi fi teew ñëpp daal di wax jotaay bi rek comme ni ñu ko waxee sànq rek li ko waral mooy liñ jublu muy le 11 liñ ci bëgg a def muy conférence de presse bi toogaa bi yàgg na xëy na kàddu gi mun na ba ñu gudd mais dañuy wax li nga xamante ne moom mooy l'essentiel bi après ñu jéem a xool daal parce que temps bi ngi dem damay jox ki nga xamante ne moom mooy porte parole Abou Sy mu gën a yaatal après ñu jox ñeneen ñi nga xam ne war nañoo jël kàddu daal wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di ñëw tuuti rek comme ci li président wax dañ fi yàgg temps bi bon mayatuñu ko dañuy tënk rek parce que am na ay questions yu bëri yoo xam ne war nañu ko laaj ñu war ci tontu kon dañuy préparer rek après pour jëm ci questions yi laaj ak tontu ñun ci la ñuy gën a mën a développer. li nga xamante ne si tey jii moo ñu dajale fii muy 100% Kër Massar dafa judduwaat ci ay anam yu bari yoo xamante ne si ay question la yoo xamante ne war nañu ko poser ñu répondre leen ci loo xamante ne si lamb sport moo ko tax a jóg lamb da cee jiitu mais sport moo ko tax a jóg fii Kër Massar lamb sooxe fi woon lool ngir lan ñàkk doole ñàkk moyen moo taxoon mu sooxe fi tey 100% Kër Massar jóg pour xeex loolu moo tax tey 100% Kër Massar juddu di joxe date boo xamante ne si la 11 juin la ñu war fi daje ci benn assemblée générale boo xamante ne si war nañ ko def di ci woo ñëpp ñoo xamante ne si ay autorité lañu ñu gëm làmb ñu bëgg làmb bon di ci jiital kilifa bi nga xam ne moo fi nekk muy monsieur le maire Moustapha Mbaye ak bépp autorité boo xamante ne si mu ngi fii Kër Massar ñu ngi leen ciy woo bon ñi nga xamante ne si mënuñu leen ñàkk bañ a sant dem nañu ne seen ginnaaw ki nga xamante ne si mooy Omar Khassimou Dia jiite mouvement bu am solo bu am doole teew na fi tey jël alalam may ñu ko def ci ay moustiquaires yu bari ak ay masques ay gants de bosque pour écurie ay sac de frappe ay boîte pharmacie ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko jërëjëfal ki nga xamante ne si mooy Idi Bokar Wele yónnee nañu fi xaalis bu takku ñu def ko ci li nga xamante ne si moom mooy ndekki yi ñu fi jot a jël ak lu bëri li fi xamante ne si am nañ ko fi ak yeneen autorités yu bëri yoo xamante ne si tey tudduñu seen tur mais ñu ngi leen fi xaar ak di leen séentu 100% Kër Massar jugaat na lii mooy li nga xamante ne si mooy kàddu yi ñu njëkk a ubbee di gërëm presse bi am na ñu bëri yoo xam ne du ma si ñëwaat président ñëw na ci duñ ci ñëwaat bari
loolu la ñuy tënkee di jox parole bi sunu grand sunu kilifa di Baba Seck jox ko tamit mu développé tuuti après ñu xaar li nga xam te mooy question yi jërëjëf. waaw asalaamaaleykum yéen waa Kër Massar asalaamaaleykum yéen jeunesse su Kër Massar yéen espoiru Kër Massar ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ñi fi teew tey kaddu yi rafet na toogaay bi rafet na nit ñi am nañ jotam teewlu nañ ko ku nekk dégg na li ñu wax yëpp te liñ fi wax lépp du lenn lu njariñu boo xam ne dafa jëmaat si biir askanu Kër Massar di si dolli rek ne bàyyiwuñu kenn ñi fi ñëw dalan dina xel parce que am na ñu fi wane seen bopp mais tey ñoo ngi tàllalaat loxo pour ñëpp képp koo xam ne yaa ngi yëg sa bopp si Kër Massar nga xam ne am nga fi cër ñoo ngi lay tàllal loxo di la wax ne lii amul xàjji amul seen tey képp ku fi teew rek kasketu Kër Massar nga fi teewee mais teewoo fi kasketu koñ wala quartier kon képp ku nekk Kër Massar amal njariñ waa Kër Massar si wàllu xam-xam wàllu moyen wàllu conseil ñoo ngi lay tàllal loxo di la woo si la 11 juillet pour ñëpp dase fi parce que xale yi kat lii ñu taxawal amal na solo ñëpp te bu si Kër Massar tënkoo képp kuy jeunesse nga jug jàpp si di nga gis njariñ li dina dem ba ASC yi nañ si gis seen bopp basketteurs yi nañ si gis seen bopp handballeurs yi nañ si gis seen bopp lutteurs yi nañ si gis seen bopp képp kuy sportif rek yaa ngi si biir parce que tey gis naa fi ñoo xam ne gis naa fi ay ñi yor te max yi tey ñëw nañ fi wax ne tey ñoom taxaw nañ pour pare comme ni ñuy yóbboo Balla Gaye làmb wala Modou Lo wala Bombardier ay te max wër leen yóbbu leen stade indiwaat leen ñoom pare nañ pour taxaw loolu nag bu amee ndegam borom te max yi ñëw apprenti oto yi sax ñoo ngi leen di xaar ak chef de garage yi ak garage yu clando yi garage yu Ndiaga Ndiaye yi garage yu taxi yi ñëpp soxla nañ seen soutien soxla nañ seen ndimbal soxla nañ seen conseil ñun de ñoo ngi seen ginnaaw te écrit yëpp tamit ñoo ngi seen ginnaaw maa ngi wax nag si turu bépp entraîneur boo xam ne yaa ngi Kër Massar wala nga nekk directeur technique wala nga nekk entraîneur boxe wala nga nekk président écrit maa ngi wax si sa tur di la tàllal loxo nga waxtaan ak sa njaboot ñëpp ñëw bootu si ginnaaw 100% bi parce que daanaka li am solo ak ñëpp doole ñëpp ñoo ngi tey si ginnaaw 100% bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm presse bi nga xam ne ñoo fi teew ñoo ngi leen di gërëm kenn amul seen fay suba ba léegi yéen a ngi fi toog mu metti loolu nag ngeen toog di ñu xaar parce que affaire lu ñëpp bokk day metti te du yomb kon yàlla nañu yàlla dolli sutura bàyyi leen seen siid yi ba li ngeen si bëgg ngeen am si lu kawe seen njort di leen sant di leen gërëm bu baax di leen masawu si yendu bi ngeen yendu ak ñun wasalaamualeykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu askanu Kër Massar yëpp di leen wax na leen ne lu mësta am Kër Massar tey jii loolu moo ñu tax a jóg ndax bi ñu dëkkee Kër Massar ba léegi mosu ñoo gis mbooloo moo xam ne taxaw na Kër Massar pour taxawu doomu Kër Massar te ñun loolu dañ koy teg suñu bët looloo tax tey jii ñu fondé lii nii ñun waa Kër Massar dépassé nañ pour ñu ñuy naxati wala ñu ñuy wax loo xam ne nii ñuy topp ci ginnaaw kenn di daw loolu dépassé nañ ko dañoo ñëw pour Kër Massar pour liggéeyal Kër Massar ku bëgg a liggéey Kër Massar da ngay ñëw fekk si suñuy bëgg-bëgg nga ànd ak ñun nga liggéey Kër Massar ndax fi ñu bëgg a dem liggéey moo ñu fay yóbbu fi ñu bëgg a dem dëgg moo ñu fay yóbbu fi ñu bëgg a dem wax bu jub moo ñu fay yóbbu c'est yàllaaw dépassé nañu lii dépassé nañu laa nit mënta am lu raw 100% Kër Massar bii sport nag moo ñu tënk ñun ñëpp te fi ñu dëkk ci Kër Massar amul kenn koo xam ne nii tey jii yaa ngi dund sport Kër Massar di gis sa bopp ci Kër Massar amul kenn lii ñuy def nag dañ ko def mu nekk benn mbooloo boo xam ne nii képp koo xam ne nii yaa ngi dund sport Kër Massar tënku nga ci lii président écrit yaa ngi fi président entraîneur yaa ngi fi président fans club yaa ngi fi ñun ñëpp ñoo bokk benn kàddu bokk benn président bokk benn vice président bokk benn commissaire au compte bokk lépp ñun ñoo ko bokk li fi ñu bëgg a jëm nag mooy ñu liggéeyandoo ensemble bépp autorité bu nekk Kër Massar te bëgg boo jógee 100% Kër Massar jóg da ngay jàppale ndawu Kër Massar te bañ ko jàppale ci ay wax foofu la ñu toll amul kenn koo xam ne ni noo képp ku nekk di Kër Massar nekk autorité di mbubboo Kër Massar am nañu droit ñun 100% Kër Massar dugg ci média bi dal sa kaw wax la li ñu lay wax
ndax mënoo di dundee Kër Massar ba pare te dundaloo Kër Massar loolu dafa dañ ko dépassé nañu loolu te ñun foofu lañ bëgg a jëm te lépp lu ñu ñor ñun mooy 100% Kër Massar amatuñu lu ñuy xaar ci kenn wàcc nañ sur le terrain pour liggéey xaaruñu lenn ci maire bu ñu maire jàppalee daf ñoo war a jàppale ndax lu ñu moom la ñuy jox autorité yi nekk Kër Massar bu ñu jàppalee dañ ñoo war a jàppale ndax lu ñu moom ci ñun la ñuy jox ndax nit mënu fay nekk autorité te ndaw Kër Massar jàppalewuñu la nit mënuñ ko fay fal te ministre doomu Kër Massar ñoo lay buux dépassé nañ di jël ay pancarte wala yeneen yoo xam ne non non ñun lu ñu gëm mooy ku dëggu li ñu gëm mooy ku ñu won dëgg lu ñu jëm mooy teggi suñu ndaw rek yi nekk ci sport bi te amul kenn ku leen di jàppale ñoo taxawu leen fi ñu jëm mooy place publique yi ñu daan def ay sport ñu koy nangu ci ñun te amuñ fenn fu ñu entraîné loolu duñ koy ñëw taxaw xeexal ko suñu bopp li ñuy fi ñu bëgg a jëm nag ñu ngi fiy woo bépp kilifa yoo xam ne yaa ngi yeewoo Kër Massar ak li ko wër ñu ngi lay woo ci bés bi ñu jëm képp que nag ku jóg xam ne da ngay jóg pour naxante wala da nga daan naxante mën ngaa toog sa kër képp ku ñu gisati tamit nga nekk Kër Massar gi di ko jéem a yàq dinañ dugg ci média bi jébaane la wax la li ñu lay wax nga dégg ko ndax ñun dépassé nañ ku ñu utiliser jeex na Kër Massar te ñun ndawu Kër Massar yi nga xam ne fi la ñuy yeewoo ñun ñoo koy jeexal te loolu ci kàttanu yàlla ñu ngi gën a dem ci kanam lépp dina leer ñu ngi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu jotaay bi di nuyu di encourager sama gaay yi nga xam ne ñoom laa àndal liggéey bi di rafetlu teewaayu presse bi di wax ni tey ñun dañu am mbégte mi mooy lii bi ñu koy sumb ci benn ñaar ñett nit la woon tey dem nañ ba amul benn écurie bu nekk Kër Massar te ñëwul ci 100% bi directeur technique Kër Massar mbooloo mi ngi ni toog Père Baba Seck président école de lutte Jëf mi ngi ni toog Modou Boy président école de lutte Bossey mi ngi ni toog King président écurie Jaxaay Amdi mi ngi ni toog coach su ressortissant de Fatick Pape Diouf mi ngi ni toog entraîneur école de lutte Double Less Mbaye Zos mi ngi ni toog di wax ni kon xeex bi mën nañ ne benn la te ñoo koy xeexandoo li ñu tax a jóg mooy dañu gis làmb nekk affaire de gox ñu ciy dégg ñuy dégg gox yi ñu leen tudd fu nekk te dégguñu ko Kër Massar loolu métti ñu tax ñu jóg boole suñu doole pour liñ bëgg ci làmb ñu mën ko am parce que yaa ma doy dafa metti parce que ñun tey maanaam ay nit dañu jël jiital ñu dénkuñu seen bopp kon ñun maanaam lépp luñ mën a def pour ñoom ñu gis seen bopp ci làmb rek dañ koy def lépp luñ xalaat ni buñ ko defee ñi ñu yor gis ci seen bopp dañ koy def parce que yaa ma doy dafa metti di wax ni nag dañu am lu ñu dëgmal di ko waaj muy le 11 juillet balaa ma ciy ñëw di wax ni semaine bi incha allah dañuy waaj pour bëgg chaque jour semaine bi yëpp dañuy dem benn écurie ñu ngi leen ciy woo yéen presse bi à part de lundi au vendredi ci écurie yi nga xam tudd naa ko dañuy dem ànd ak presse bi jël leader bi gën a lancé 100% bi gën a lancé aussi bis bi nga xam ne moom la ñuy waaj mooy le 11 juillet mooy assemblée générale bi loolu nag ñu ngi ciy tàllal loxo autorité yi nekk Kër Massar parce que bay cawewu tànk lañ wax balaa ngay dàq kéwal mu jëm àll da nga koy dàq mu jëm kër bërki dem dama seetaan ambulance bu Thiès Xaadim Anta Seck seeti ko kéwal info mu ne moom li ko metti mooy day toog di seetaan télé di gis mbëru Dakar yi di gërëm autorité Thiès yi te ñoom duñ leen jàppale xeeb sa bopp weesuwul loolu nit balaa ngay maanaam mënoo yor sa kër xëy yeewu bàyyi woo fa dara génn na da ngay jaay mbaax wala ngay may ay teraanga ci àll bi loolu boo ko defee amul njëriñ di wax ne ñu ngi leen ci woo incha allah di lundi au vendredi lay doon ni nga ko war a def ànd ceeg 100% bi di wax ne aussi ñu ngi waaj assemblée générale bi incha allah le 11 juillet ñu ngi leen ci woo yéen presse bi bàyyiwuñ benn presse di ci woo autorités yi baax na jërëjëf. bisimilah inna waliyallah asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar yéen presse bi fi teg yëpp vraiment di jégalu ci tardement bi mbir mi nag la ko waral mooy ay association yoo xamante ne ni dañoo nekk ci commune Kër Massar 2005 ba léegi ñuy yëngu ci wàllu làmb di dem ak dikk ci suñu moyen di jàppale ay xale
fekk fi ay xale yu mënoon a bon ñu récupérer leen ci terrain bi defar leen bañ màgg yor jabar yor ay soxna ñenn ñi am ay liggéey di teral seen i waajur bàyyi bëri ñenn ñi yaakaar ci boobu ba léegi di ci dox guddeeg bëccëg di entraînement sàcc ñu fenn ñu di jëriñ seen i waajur mu nekk sport boo xamante ne ni nit day jóge ci zéro di dem ba tekki ci dëkk bi lu ñëpp mën a gis ñu soog laa mën a récupérer te ñi formé boo leen romb ci mbedd mi ñu xàmme wala sax da nga di yërëm te li ko waral du dara lu muy seen ak féewaloo gu ëpp tax tey ñu ne dañuy booloo bi li ko indi mooy 100% Kër Massar dañuy yor commune bi nga xamante ne nii nee nañ Dakar ba mu daj moo fi gën a rëy moo ëpp sax yenn département yi nekk ci département Pikine dem ba tey ñu bëgg koo ba def département ñu am fi benn maire boo xaay nii bi mu faloo ba léegi 7 ans la 2015 ba léegi mosu fi si façonné benn écurie du kenn mun taxaw fii ni am naa combat dem mu jox ma dara ñu jóge ci benn feebar boo xamante ne nii mooy Covid 19 atum lëm mbër yëpp làqatu toog liñ doon def yëpp yàqu état bu Sénégal génn ay millions yu bëree bëri wala ay milliards yu bëree bëri jox ko maire yi jox fépp pour ñu subventionné seen i nit ñu yor maire boo xamante ni daf ñu ñàkkal fayda ci mbir moomu doo ko ci dégg doo ko ci gis doo ko ci wax dara jël juróom benn masque am joxe ko toog jàpp njàmburam écrit ku am combat boo ñëwee ci moom jox la audience doo ko gis doo ko dégg mbir yi dem ba jeex ñu dégg ay fecckat dégg ay commune kenn ku ci nekk sa waa koñ la tiitaroo naan jàppale nga ñu yor maire boo xamante ni keroog bi ñu yàq osan yi ak bagage yi nekk Kër Massar su suñu doom di fi liggéey dafa dem làqatu kenn xam fu mu nekk ma jàpp ne bu doon génn di toog fi nga xamante ne nii mooy ci ay jeunesse am lu mel noonu bu amee dina mën a génn ba nit ñi risque comme ni Moussa Bamba Fall te Medina muy sag boo xamante ne nii day mboolem ku di maire boo sañoon am li Bamba Fall am ñu bëgg nag alerte suñu maire Kër Massar xam ne li waa Medina mënoon nañ ko ndax xel bi ñu am lañ am jàng bi ñu jàng lañ am waaye nag dafa war a dugg ci biir askan bi xamante ak jeunesse am mais pas ñu fal la nga jënd kër feneen yor say 4x4 ut ay quelques nit ci nit ñu siiw nii toog làqatu seen ginnaaw alerte boobu nag bokk nañ tax 100% Kër Massar juddu ndax sarax leen ndonga njaay ba mu tibb ak dooleem fa lañ toll bu fekkee booloo lañu jëluñu lu lewut jëluñu loo xamante ne nii du lu yoon 5 millions par an la war a doon 5 millions par an lañu subventionné jeunesse Kër Massar ASC ñu ay récépissé di def li état santaane di jël ay ndaw di leen bëriloo ñuy tekki di récupérer ci mbedd yi ay xale yoo xaay ni fekkoon nañ leen amuñu lu ñu def ñu di leen former ba ñu nekk ay xale yoo xaay ni ku ci màgg am nga liggéey mbala nga nekk sportif te nit ki boo ko tàggatee ba mu nekk nit ku normal rek kooku sa fay kenn amu ko équipe bu nekk dafa nekk boot lu mat ñaar fukk ak juróom ci ay nit ba fanweer kenn ku ci nekk bu waxee tudd ko ñu nekk ay ambassade Kër Massar chaque weekend yóbbu mbër mu bëri tokki plateau ne Kër Massar la jóge maire bi da ko ndamoo ci kaw buy dem di laaj budget ñu koy fajal plus de 1 milliard 200 1 milliard 300 budget boobu iñaan na ci jël 1% di ko jox daw Kër Massar yi nga xamante ni ñu ci wàllu sport loolu la dafa dakk loolu nag pour mu dakk dara du ko waral mooy bépp mbër boo xamante ne ni yaa ngi Kër Massar wala bépp équipe fa nekk li ñuy ñaan maire mooy suñu bindatee mu ñu tontu foo Covid bii génn mu dugal ko ci biir poosam da ko génne mi ngi suñu 35 millions ñun ndaw Kër Massar yooyu ay ASC ci lu leer ndax moom moo taxawoon ne ASC bi fi nekk weer bu nekk maire bi dañ ko nattal 5 millions yoo xamante ni da ko war a séddale ASC yi daal de maire bi fi nekkoon ci yooyu jamono moo ko doon jël di ko téye mais moom bis bu nekkee maire dina ko jël di ko séddale ba mu fan la ba léegi nekk na juróom-ñaari at muy 35 millions yoo xam ne ba léegi gis ñu fu mu jaar ñu bëgg nag fëgg buntu pour mu dégguñu nekkuñu pour xaasal benn politicien waaye même moom dafa meeg bu ñu ko remplacé keneen ki fiy ñëw bu fekkee deful loolu ñun duñ ko may jàmm te bari nañ ay yoon ñu mën a xeexee maire nag ndax kenn ku ci nekk ñun say mbër ñu ngi bëri te ñu ngi daal te képp ku ci topp plateau lu ñu la wax loolu ngay wax te yaakaar naa ne politicien li mu gën a bañ mooy coow képp ku fi toogati nag defaloo li ñu bëgg dinañ coow ak yow te li ñu bëgg du dara lu may ñun xale yi ñu leen tàggat maire yi diñu yëg comme ni ko Aliou Sall defalee Guédiawaye ni ko Khalifa Sall di defalee waa Dakar ni ko yeneen maire di defee waaye bu mu jël ay mbër yoo xam ne noo siiw dëkk ñu Kër Massar jël leen teg wetam di ma ne maa ngi jàppale mbëri te loolu jàppale mbëri man loolu moo nekkoon sama message bi nga xamante ni naa ko jàllale dara taxul 100% Kër Massar lu may jàppale suñu ay rak jàppale suñu ay mbër jàppale suñu bopp ci li nga xamante ni mooy wàllu sport ndax ñun ñi fi toog ñëpp kenn ku nekk ci ñun am nga looy liggéey am nga sa kër am nga fooy ute sa teraanga waaye dañu ay ndaw yu tënk suñu ginnaaw bëgg a dund ci sport li war ci ñoom sport état di ko joxe loolu lañ bëgg mais bi fi toog état di ñu ko jox loolu laa doon naa ko jàllale maa ngi gërëm presse bi yëpp di gërëm tamit lieu bi ñu ko defee ndax it yokkute la ci Kër Massar ndax ay ndaw Kër Massar rek laa fekk ñu fiy liggéey ñun loolu lañ soxla lu mel ni su amee ci gox bu ëllëgee bu ay problème di am jeunesse bi dinañ génn défendre loolu waaye li fi am yëpp dañ jéggi suñu bopp du mairie bi du hôpital bi du dara dañoo soxla fépp foo xamante ne nii Kër Massar
la nekk ndawi Kër Massar dafa nekk bu ci gis seen bopp maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm président bi bu baax ak bureau bi yëpp wasalaam. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Kër Massar donc maa ngi wuyoo Bakary Diédhiou nekk le secrétaire général bu 100% bi nga xam ne moom lañ fi taxawal te yaakaar naa ni comme ni ko Demba Diop waxee léegi wax na responsable d'écurie yi nga xam ne ñoo fi ne donc soo xoolee ñoo ñëpp lañ bëgg nag mooy boole suñu doole pour am ay combats yi nga xam dañ koy def bokk na si le fait que tey les lutteurs yi fi nekk ñu manqué li ñu naan considération parce que ñoom kat ay doomu dëkk bi lañ am droit comme ñëpp di xeexal tey jii Kër Massar di représenter maintenant les couleurs massaroises donc il est temps que les autorités qui sont là ñëw jàppale leen accompagner leen ci combat yooyu noonu da ngay xool tey jii Pikine am na ko nga xool Guédiawaye am ko amaana ñun boole wu ñu suñu doole mais tey jii les lutteurs sont conscients de cela les responsables d'écurie sont conscients de cela moo tax tey ñu woote nag fas yéene boole suñu doole uniquement pour xeexal tey jii mbër yi nga xam ne ñoo fi nekk da ngay xool tey da ngay dem ci benn écurie gis ay mbër yi nga xam ne day def contact kenn ki loxo bi dam am na ko doon wax fii léegi mais dañuy am problème pour faj ko mais je pense que loolu du yoon te pourtant kooku responsable la kooku kilifa la biir këram kooku tey jii moom moo yor famille am donc il va falloir que maintenant les autorités ñu bàyyi xel ci ñii nga xam ñoom ñooy mbër yi quoi parce que mbër comme ni ma koy waxee chaque jour dafa di benn nit bu nga xam ne peut-être gars yi dañ koy xaw a taxé benn image bu xaw a bon mais je dis que tel n'est pas le cas parce que mbër tey jii ñëw na teral yaayam mbër ñëw na teral baayam mbër ñëw na dimbale doomu aadama bi nga xam ne responsable dëkk bi moo ko waroon def defu ko donc yaakaar naa ne mbër yi war nañ leen mën a jox benn considération beneen nag tey ñuy waajal benn conférence de presse bi nga xam ne ñu ngi koy amal le 11 incha allah la moo tax ñu bëgg def loolu c'est pour montrer à tous les Massarois que li fi amoon amatu fi léegi nag les lutteurs ñoom dañoo fas yéene boole seen doole ànd xeexal maintenant l'intérêt de la lutte massaroise parce que tey soo xoolee da ngay gis ay mbër yu jógee Pikine ñëw Kër Massar ñu leen jàppale te pourtant waa Kër Massar jàppale ñu leen yaakaar naa nag loolu waane la parce que mënoo am say ndaw ñu nekk ci dëkk fii nii jàppale woo leen nga génn dem ba Pikine di leen jàppale te waa Pikine am téeméeri personnes yu leen jàppale loolu je pense que loolu waane la da ngay gis benn mbër Pikine bu taxaw ne diw kat moo ne ma jël combat bii nii moom moo ci def lépp te pourtant mbër bu nekk Kër Massar am na sa problème transport mbër bu nekk Kër Massar am na sa problème t-shirt muy sol mbër bu nekk Kër Massar am na sa problème regroupement donc je pense que il est temps que les autorités qui sont là ñu xam ne carrément mbër yi fi nekk dañoo soxla ndimbal que mbër yi fi nekk dañ leen war a taxawu que mbër yi fi nekk ay responsable lañ que mbër yi fi nekk ñoom intérêt Kër Massar moo leen tax a jóg que mbër yi fi nekk duñ dem jamais bëre ba gagné toog si plateau bi naan Pikine lañ dëkk non dañuy wax Kër Massar lañ dëkk te benn mbër Kër Massar bu su daanee day mel Kër Massar ñëpp daan benn mbër Kër Massar su daanoo nag nga gis responsable dañu naan carrément xaw ma ko te musul ñëw si man te yàlla xam na ni def nañu ay démarches dem si ñoom te yàlla xam na ñu fi toog tey avant ñu fay toog dañ daan dem si mbër yi di waxtaan ak ñoom ñu fi toog tey avant ñu fay toog dañ daan xaaruñu sax gars yi lañ woo ñoom ñoo jékki-jékki xool li nga xam ne peut-être raisonnable lu ñu dem mais bañ toogee ba léegi amul kenn koo xam ne il a fait maintenant le tour des écuries pour jàppale mbër yi moi je dis que ça c'est pas du tout normal il est temps que ñu xam ne ñii mbër yi ay nit lañ mbër yi ay responsable lañ encore une fois de plus donc dañ leen war a jàppale si nii mbaa si naa te léegi nag taxaw nañu 100% bi on va essayer maintenant de faire le tour des écuries dem si écuries yi fi nekk yëpp ñëpp xam ne que dañoo boole suñu doole ñëpp xam ne tey jii amatul sax bëri suñu biir te su kenn amee combat dañ ko war a jàppale mais nan lañ koy jàppalee parce que actuellement il faut que tamit gars yi xam ne on n'a pas encore les moyens pour dem jël maintenant charge combat bi yëpp mais am na quand même soutien physique dañ dem taxawu leen le temps que léegi ñuy liggéey def ay projets yi nga xam ne nañu permettre ñu am xaalis boobu pour ëllëg su mbër amee combat ñu mun ko jàppale xaalis boobu pour ëllëg su mbër gaañoo ñu mun ko taxawu xaalis boobu pour ëllëg si benn mbër amee benn ay jafe-jafe ñu mun ko doon dimbali parce que yaakaar naa ne temps yële passé amoon na sax benn mbër bu nekk Malika amoon problème ñaan ñu ko yàlla mais ba su dalee benn mbër bi nga xam moom mi ngi si 100% bi au moins ñu mun ko taxawu avant tey ñuy xaar benn autorité donc je pense que tey suñ doon tënk waxtaan bi si point yooyu lañ koy dënk encore une fois di lancer un message solennel à toutes les autorités qui sont là ñu xam ne kat carrément ñii seen i doom lañ ñii xeexaluñ kenn ku dul Kër Massar donc dañ leen war a jàppale maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla message bi ñu lancé gars yi dégg ñu te ñoo fekk suñu incha allah rabi jaa ngeen jëf. salaamaaleykum waa Kër Massar salaamaaleykum 100% Kër Massar maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di nuyu sama mbokk ñoo bokk làmb ñi teew fi ñëpp maa ngi leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam di jël déclaration boo xamante ni man Amdi Thiam maa ko jël en tant que président écurie Jaxaay Benno président école de Niakoulrab di wax ne léegi ñun Kër Massar lañ dëkk Kër Massar lañ bokk
ndaxte découpage bi léegi boole nañu si ñu bokk si Kër Massar di ñaan tamit waa Kër Massar ñu ñëw xeexle waa Jaxaay ba Jaxaay buy ñëw Kër Massar ànd ak ñàkk korab ànd ak daaru ci bu ñëwaale Kër Massar loolu maa ngi koy ñaan 100% bi yëpp ngeen ñëw jàpp si loolu. di wax ne tamit na am na lu wees sunu ginnaaw jël nañu fi ay combat yoo xamante ni ñun waa Jaxaay ak waa Kër Massar dañ siy bëree mais loolu weesu na mais à part aujourd'hui école de lutte Jaxaay ak école de lutte ñàkk korab dootul bëreeti benn mbër boo xamante ni bokk nga commune bu Kër Massar à part aujourd'hui loolu la ñu ko jël tey di wax ne nag 100% Kër Massar bi soxla nañ seen jàppale ñu ñëw jàppale waa Jaxaay si xeex bi ñuy xeex comme découpage bi ni ñu ko daggee nii jëlee bëgg a jëlee daaru ci bu yóbbu ko Sangalkam jël ñàkkurab yóbbu ko Tivaouane Peulh di ñaan waa 100% Kër Massar bi ñu jàppale Jaxaay ndax bu ñuy ñëw Kër Massar bëgg nañ fay ñëw ak doole ànd ak ñàkkurab ànd ak daaru cubb ànd ak kunun ànd ak cité yëpp ñëw fekk si Kër Massar gën a dooleel Kër Massar ndax loolu mooy dooleel Kër Massar mais Jaxaay simple rek bu ñëwee Kër Massar jaruñu dara kon nag loolu ñu koy ñaan waa 100% Kër Massar bi nga ñëw jàpp si loolu jàpp si xeex bi ñu daal à part aujourd'hui ñu ngi 100% Kër Massar bépp lutteur bu nekk si commune bu Jaxaay muy Jaxaay Parcelles Ñàkkurab Daaru Cubb cité enseignant yëpp ànd nañ léegi ne dootuñu bëri benn mbër boo xamante ni rek bokk nga si 100% Kër Massar déclaration boobu laa bëggoon a jël maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wasalaam. waa salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di rafetlu 100% Kër Massar bi parce que jeunesse ak sport ñoo ànd te sport day dundal gox di wax comme li gars yi di wax rek autorités yi fi ne ñu ñëw jàppale jeunesse bi parce que booy amuñu lu sport muy mbër bi fii ne ak joueur bi ak basketteur bi ñoo yem autorités yi boo xoolee sportif yi ñoo leen di def li ñu doon tey il faut que ñuy gëstu te xalaat ne démb ba dara dul dara dañ doon ñëw di woo booy xam nga lu ne ñu leen koy defloo ñuy xeex ndax ñoom kon tey bu ñu doonee tey li ñu doon dañuy gëstu booy di jàppale booy yi parce que booy tamit amuñu lu dul sport bi mbër bi amul lu dul combat am joueur bi amul lu dul footballam te fii aussi ñun jeunesse bi lañ am ay mbër lañu am suñuy frère lañ suñuy lépp lañ li ñu bëgg ñun loolu lañ bëgg ba pare beneen bi ma ciy dolli mooy bépp écrit bi fi ne man maa ngi lay woo man Mbaye Zoss en tant que entraîneur école de lutte Double Less nga ñëw participer ci 100% Kër Massar bi parce que am na solo yaakaar naa bu ñu booloowee suba sax yaakaar naa ne roi des arènes bi ñuy laaj ci làmb ji dina fi yeewoo incha allahu rabbi waaw wax ji nag du bëri mën nañ koy yemale foofu incha allah maa ngi rafetlu lépp ah. salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur sa sant di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di nuyu site internet yi nga xamante ne tey ñoom ñoo fi ñëw teew fekkee sunu waxtaan bi te waxtaan bi nekkul waxtaanu dara lu dul waxtaanu jàmm waxtaanu Kër Massar fa am benn association bi nga xam moo fi juddu bu tudd 100% Kër Massar te lii rek wane na ko tey parce que ñu fi toog nii yëpp Kër Massar leen dëkk mais écurie yi nekkul benn te tolloon nañ ay jamono yi nga xam ne ñun duñ doon bëre suñu biir te loolu bi 100% Kër Massar taxawee loolu amatu fi dañ na dañuy jàppalante guddi yi ñu toll ni suñu biir di demalante suñu biir te yaakaar naa ni ku xam mbër xam ni mbër mun a moytoo xam ni mbër fiiree mais loolu dañ na fi parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ay président kese ñoo fi toog ak ay entraîneur ay adjoint entraîneur dafa am benn xew-xew bi nga xamante ne nag fa lañ jëm muy le 11 juillet ñu bëgg see woo autorités yi nekk Kër Massar yépp di ko njëkkee si ki nga xamante ni tey mën nañ ko jàpp moom mooy sunu président muy Moussa le maire di ko ñaan pour mu jàpp si 100% Kër Massar bi di ko xamal ne ñun ay doomam leen di ko xamal ne ñun Kër Massar leen dëkk ñu Parcelles bala ñu dëkk Géejuwaay fii bu doxee ñun ñoo koy doxal bu doxalee tamit ñun ñoo ko mën a yàq di ko wax lenn rek mu siy bàyyi xelam mooy ñun askan bi nii ñun ñoo ko fal kon 100% Kër Massar bii nii balaa ñu siy xaar keneen moom lañ siy njëkk a woo mu ñoo jàppale ñu si ku si mel ni Aldo ak keneen di leen xamal ni lii juddu na waaye juddu bi yëpp mooy mbër yi nekk fii nii Kër Massar dañoo bëgg ñu bokk ndey bokk baay amul mbër bu ndaw amul mbër bu mag dañoo jóg pour jàppale ñëpp
mais jàppale bi dafa am ni nga xamante ne nag noonu lay dooree parce que amaguñu fond bi nga xamante ni ku am combat rek ñu jóg jàppale la kon dafa am ni nga xamante ni noonu lay demee tey moo waraloon tey ñu woo leen pour ñu def waxtaan ku dégg lii tamit parce que mënoo lim ñëpp mais ku dégg lii rek xam ni woo nel la ku dégg lii rek xam ni mouvement bi ñu naan 100% Kër Massar judd na nga ñëw teg ci sa loxo loolu daal moo waraloon woote bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum waa 100% Kër Massar Ndiaga Star la nekk télévision Proxi TV du nuyu tamit sama naataangoo yi nga xamante ni ñoo fi daje fii ci Brioche Dorée bi pour ñëw teewaay bi nga xamante ni muy waa 100% Kër Massar ñoo leen fi woo di rafetlu jotaay bi. waaw man ñaari question laa am ci pour président tontu ko wala ci yéen ku ko tontu rek baax na première question bi moom mooy gis nañ dégg nañ 100% Kër Massar te ku ne 100% Kër Massar di nga ci woo ay autorité te ku ne autorité majeure partie yëpp dañuy politique est-ce que 100% Kër Massar autorité yi ñuy woo bu leen proposé ci politique pour ñu dugg si pour ñu mën leen jàppale ndax 100% bi daf ciy dugg wala daf ci dugg ndax majeure partie autorité yëpp pour ñu jàppale la faaw yow nga jàppale leen boobu mooy sama première question. deuxième question bi moom mooy est-ce que 100% Kër Massar yéexul taxaw ndax dafa mel ni dañ ko dégg ci Pikine wala Géejawaay ñoom ñu bëgg ko roy pour bëgg ci liggéey ak liggéey bi ñu si bëgg a liggéey vite fait est-ce que mën na leen satisfaire dara par rapport ak yeneen gox yi nga xamante ni ay 4 ans ci ginnaaw ñu ngi ciy liggéey te 100% Kër Massar bi biñ ko commencé wax ak léegi yàggul ñaari question yooyu laa amoon jërë ngeen jëf. waaw di nuyuwaat Ndiaga rek di ko bëggee bu baax a baax ne ko dégg nañ question yi sa question bu njëkk mooy autorités yi nga xam ñu ngi leen di woo pour ñu ñëw jàppale ñu est-ce que bu ñu woowee ci seen politique dinañ leen wuyu non bien sûr ak nañ leen di wuyoo parce que tey fekkee nga ko ku ju mel ni Omar Khassimou tey ñëw na fi c'est la première fois mu toog ak ñun def fi teraanga ak grand Idiwele bi ñuy jox seen ndimbal proposé wu ñun da nga ñuy jàppale ci lii wala ci lee dañu ko jox en tant que jeune bi dëkk Kër Massar yor moyenam bëgg a jàppale ay rakam kon kooku tey bu xewlee tey bu ñu war dañuy wuyu ji mais duñu ànd ak kenn ci politique duñ jël suñu carte di ko sànni kenn ku ci nekk nag bu la neexee boo summee mbubu 100% Kër Massar bi nga ànd ak ku la neex kooku yow la concerné mais en tant que yaa ngi sol badge 100% Kër Massar t-shirt 100% Kër Massar politique ñu kon yaakaar naa côté boobu fa laay tontoo bi ci topp mooy est-ce que yéexul commencé mais ana ñu ko fi njëkkoon commencé yaakaar naa tas nañ kon amul njëriñ yéex nag yéexul li ci am solo mooy nga xam fi nga koy teg xam aussi la nga cay doxal bañ aussi par parloo parce que 100% yu bëree bëri li ko yàq mooy jiital benn nit loolu moo yàq 100% yu bëri ëpp ci bañ a waxante dëgg te loolu yaakaar naa ne loolu dinañ ci jël matuwaay boo xamante ne du ñu dal parce que Kër Massar comme li gars yi wax rek amul mbër boo xamante ne yaa ngi fiy feeku 1 million ba 2 millions amagu fi te ku ci nekk ci écurie yi nga xamante ne boot nañ ci 100% bi tàgg nga sa mbër tàggat goo xamante ne yaakaar nga ne ki ci dem bay feeku 1 million it heure boo ko ne toogal mu toog boo ko ne demum dem kon yaakaar naa 100% bi am nañ yaakaar ak gëm-gëm ne fi mu bëggee egg dina fa egg leer na. mbokk yi toog fi yëpp di ñu sama mbokk journaliste yi ñu la waa site Yoonu Ndam TV ñooy présenté émission Gëstu Làmb ñaari question rek nay laaj waa Kër Massar da ngeen def 100% ndax boo leen tëggee mbapat fii ndax mbëri dañuy bëri seen biir ñoom ñi ne nga am 100% war duñ bëre. deuxième question bi ma koy laaj Mbaye Georges dañ gis depuis boobu léegi saa kees combat am taxaw na te gisuñu ko mu ñëw fii Kër Igri Double Less entraînement fi loolu bëgg naa dem nga leeral ñu ko. waaw ci côté mbapat maa ngi lay toll sa question bi lu simple rek te gàtt mbapat moom mooy tax mbëru Kër Massar nekk ay mbëru arène ay nit bi ñu dëkkandoo seen togg dañuy xeeñante mais bi ñu soriwante bu ñu demee fenn fa nga xam ne fa nañuy ngemboo fa nañu mën seen bopp foofu duñ fa laale maanaam ni ma la ko mën leer ci olof soo dëkkee ak nit ci benn réew mën ngeen a rombante du ngeen nuyoonte su ngeen dajee à l'étranger foofu sénégalais la doon quoi foofu ñëppay nekk ay gaañan comprendre nga fii ci Kër Massar fi la ñuy formé suñuy mbër dañuy daje suñu biir mais bu ñu duggee ci biir championnat bi ñëpp di indi Kër Massar soxlaatuñu muy ñu daje foofu quoi
kon mbapat bi dinañ daje ba doon liñ doon dem arène mais suñ demee arène foofu dóor ma fa am nu ngi la bëree fo mais duñ bëre di gaañante suñu biir ñun waa Kër Massar loolu moo indi 100% Kër Massar bi ak tamit mën a am doole pour jël li ñu moom parce que toujours li may wax rek kaasoo luñ benn politique mais suñu politique mooy politiciens yi xaay ñun ñooñu ngànk ñoom ñu jox li ñu moom dañ koy jëlee ci suñu tur loolu kese la ku fi mëntu nekk même wax bi lay doon boo ko defee ñu ne yaa ngi koy def soo ko defee ñu defe ko 100% Kër Massar dañuy mbapati Kër Massar ba màgg dem ci arène ba duñ fa xeex bëri ak ñeneen ok. waaw maa ngi leen di loolu dinaa ci sawar a tontu depuis que combat bi taxaw ba tey gisagu leen mu ñëw fi entraînement du ci moom xëy na ñun boobu ba tey débuté wuñu woon mais mbëri ñu ngi doon entraîné maanaam équipe bi entier commencé guñu woon entraîné quoi mais mbëri ñu ngi doon entraîné ñu ngi doon déggante ci lépp aussi ñu ngi waaj di woo tamit waa Kër Massar ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi parce que combat bi am na lu ñu jaral quoi làmbu Kër Massar la di dolliwaat di leen ko wax di wax ne waa Kër Massar ñu xam ne Sa Thiès seen doom la bu fi yeewoo ak bu fi yeewul amul fudul Kër Massar ndax Kër Massar lay tiituroo te yaakaar naa incha allah d'ici semaine prochaine dina commencé incha allah. ok salaamaaleykum waa 100% bi maa ngi leen di nuyu Awa Sow la Dental TV mais balaa boobu nag dama leen di wax déwénatil ci korité bi nga xamante ne moom lañ génn di baalu ñëpp ak di wax na ngeen baal ma ak tey nag waa 100% bi ñoo woote fi nga xamante ne moom moo di ci Brioche Dorée bi sànq ci seen biir wax 2 questions la am pour poser leen ko da ngeen a wax ne 100% bi dafa lancé waat beneen bu bees parce que ñeneen ñi nga xamante ne dañ ko yoroon doxaluñ ko à 100% est-ce que pare ngeen pour jaar fi ngeen war a mën a jaar ba ñeneen ñi nga xamante ne dañ fee nekkoon affaire yi ndëgg sërëx doo leen ci dem parce que ki nga xamante ne moom moo di Fallou Ndiaye ci zone bi la dëkkee te gisuñu muy tëggal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Kër Massar bu baax a baax a baax deuxième question bi kii laa koy posé parce que sànq aussi tamit dafa joxoñ baaraam ki nga xamante ne moom moo di monsieur le maire Moustapha Mbeng donc seen problème ak maire bi ba tax nga joxoñ ko baaraam ne jàppalewu leen à 100% loolu laa amoon pour li ma leen di laaj wasalaama. waaw di nuyuwaat suñu soxna si rek di ko wax conseil bu am na solo trop Awa Sow Dental TV 100% Kër Massar mosul sosu c'est la première fois mu sosu xëy na sànq da ngaa déggul di grand baaw kii wax abu dañ la ne boo déggee mu lay 100% Kër Massar mu ngi doog a taxawaat parce que responsable yi fi daje wuñu woon bi ñuy doog a déclaré ne 100% Kër Massar taxaw looloo waral mun la 100% Kër Massar à partir d'aujourd'hui mu ngi doog a taxaw mais ba mu tax ak léegi amagul 2 ans question bi leer na ci question Fallou Ndiaye nag Omar mun na cee tontu parce que day liggéey ak moom mun naa ko jox moom mu tontul boppam côté boobu. waaw foofu li ma ciy tontu rek ci question promoteur yi nga xam ne nii dañoo dëkk Kër Massar te duñ tëgg mbëru Kër Massar yaakaar naa ne bu loolu amee lu ci ëppoon doole mooy ñi nekkoon Kër Massar ñoo boolewutoon ndax man Fallou Ndiaye woo na ma bataay na ma man Omar benn bi su ma tëggee parrain boo xam ne nii Kër Massar la dëkk grand combat bi waa Kër Massar ñoo koy moom mbëru spécial yi Kër Massar lay jógee moo ko mais Fallou Ndiaye waroo xaar loolu ci Kër Massar mu ne man xaw ma fan laay jaar pour mën a tëgg mbëru Kër Massar ndax mbëru Kër Massar yi seeni manager yu ci ëpp dëkkuñ Kër Massar yeneen côté lañ dëkk ma ne ko loolu tamit teewul nga mën a ñàkk a jot mbëru Kër Massar mais loolu lépp lu ci nekkoon problème mooy lii moo amutoon ñi nga xam ne ni tey ji ñoo tënk sportu Kër Massar ñoo àndutoon mais yàlla def na li gën tey ji ñëpp ñi nga xam ne ni tey ji ñoo yor wàllu làmb ci Kër Massar joxante nañ loxo amul benn promoteur bii xam ne tey jii mu ngi yeewoo Kër Massar te dootoo tëggati mbëru Kër Massar te Fallou Ndiaye suñu prochaine daje bi ñu war a daje day ñëw fii toog ndax bëggoon naa ñëw tey mais man maa ne ko na bàyyi ba beneen yoon bu ñuy daje bu mag bi dina ñëw te bu ñëwee lépp lu ci war ci waa Kër Massar moom dina jël ay engagement am waaw ndax nee naa ko ndax bi am na ay parrain yoo xam ne daf ma ko laaj Kër Massar ma ne ko man du ma joxe parrain boo xam ne nii 4 mbëru Kër Massar bëriwuñ ci mu ne ma pare naa sax jox ko 5 combats pour Kër Massar mu ne ma ànd na ci loolu laa amoon na ma ciy tontu wasalaam. merci beaucoup ci question bi ma laaj xamoon naa ne dégg ma ko laaj ku dee waar nga. Tapha Mbengue sama waay la avant muy nekk maire ñu ne toog sama fi ñuy entraîné ànd ak man maa ko campagne la ba mu falu donc soxla ma poste maire du ma ko bëgg ba nekk conseil ndax mun ma nekk maire ñi fi nekk di wax jigéen ko yëpp yaakaar naa ne man bokk naa ci ñu gën a jigéen bu leen ko jàppee problème dafa fekk ne nit kii bi wax dëgg
bu ko waxee rek day dem ci xol yi mais bu ko waxul day soof nit ñi. ay mbër laa yor te nee naa fi sànq man ay mbër laay kaasal politique gu ma su ma nekkoon politicien suba mu candidat damay nekk maire kenn du ma jiite. profil bi Tapha Mbeng nga am ba nekk maire man am naa bu ko raw mais yàlla bu ma nekk maire ci àdduna. Tapha Mbeng xel daf ñu fàtte mais nit bu la fàtte da ngay fëgg ginnaaw gi boo ko jotul nga xaañ ko xeer mu gestu la. parce que la mu doon wax avant mi fallu bi mu toogee defu ko. Macky Sall tey ku am na naq dëkk mën nga koy jiñ pourtant nekkul fépp moom dafa nekk Kër Massar xam li fiy daw nekk mbër daan seen làmb ma tudd ko drapeau fii lu nekk mu xam ko ci làmb ji toog ne bu falu dina ko kaas falu ku ma fi gis fii mu weddi li ma wax rek man damay fekk wax ba dëgg ndax wax ñaar la su nekkee dëgg kan ko wax mooy rus li ko rus la mooy nit ñi koy dégg ni ñëpp na dëgg la su dee dëgg ki ko wax mooy rus ndax ñëpp naan dëgg kon du xuloo dama nekk président école de lutte depuis 2006 ba léegi chaque weer bu dee ma am lu ma ñetti combat wala ñaari combat chaque combat trésorier du ma bàyyi ma fen dinañ dépassé ci ay kaar ak dama dikk ak ay préparation plus de 200 000 francs at bii génn am nañ 17 combats 17 combats multiplié 200 000 multiplié par 17 ñaata la 3 millions 400 000 ñu dépensé ko ci ay combats lu nekk loo xam ni du ma ay fen wallahi wa tallaahi dëgg la te li ñu fay ci combat yëpp mi ngi nekk 2 millions 134 000 francs kon ñun dañuy jàppale jeunes yi nii may wax ak yow nii le 2 am nañ combat le 5 am nañ combat le 25 am nañ te chaque combat ñoo jëlee mbër bi kaar ñoo koy defal lépp te ñun ñoo koy cotiser lii fi am ni ñun ñoo ko def dërëmu meer dugg ci te pourtant yow yëg na lii soo ko waxoon tey dinaa la damaa jàpp nekk ma fi damaa voyagé yooyu yëpp bu ñu ko dajee toog fii di ko raayal ginnaawam du ñu dégg ndax président boo ko naan jaajëf dinaan foofu c'est bon ndax leen rek la président di bañ a dégg mooy wuy sama ndey mais booy bu la fekk ngay xawaare di réer dinaan fi jàmm nga fa waaye fu yuuxu am mu dem fa sapeur tàkk-tàkk lay fay mais du fay foo xam ne dañ fa nekk di def ay divertissement fa kon loolu laa doon wax rek buñ jàpp ne Modou Boy dafa contre Tapha Mbeng mais le fait que mu ngi def nii fa ma defee sorte dinaa ne Tapha Mbeng jàppale wuñu parce que gémmiñ bi waxul dëgg wax fen mais contre ma ko et puis farlu ma keneen te bari ñoo xam ne farlu ma keneen nekk maire di def li Tapha Mbeng def ba xam du ma wax wala déet mais fekk maa ngi nekk Kër Massar yor ay mbër laay défendre su ma défendre ay mbër dama leen kenn joxuñu subvention Tapha Mbeng du déglu mbëru Kër Massar benn yaakaarul boo Tapha Mbeng dafa la ay tiset amul wala bu amee bëriwul te maa ngi dégg yéen ba di ko def loolu kese la mais amul lan la may contre ci moom ndax bi mu fi defaree 10 ba xaw ma 20 ba fii dama taxaw ne ko ah Tapha Mbeng def na fi loo xam ne kenn su ko fa def ay ba public mi ngi góorgóorlu mi ngi ba mu fi dee may ay xar Tabaski ay imam dama ko wax donte dama ko ay oustaz mais mbëri gisuma lenn bu amee manifestation woo leen may la ay tiset ak ay ceeb boo quelque mbëri ñëw yaa ngi may dégg ñu tàcc ko mu ne ñëpp a ngi sama ginnaaw def nañ fi ay données ay masque ci corona bi ñaata la may 100 000 francs ou 50 000 ay tiset mais ñun finance lañ soxla financement lañ soxla ay gants lañ soxla ku ñu ko joxoon suñu mbëri man soxla ma ko ma jox xaalis man woo na ma Tapha Mbeng pour jox ma xar parce que dama soxla ma xar man am naa xar fii laay wax ci presse laay wax tàj téléphone maire monsieur le maire yónni ko Ousmane Dia monsieur le maire day nee na nga ñëw jël xar ndax ma ne ko man soxla ma xar ndax man am naa ay xar na ko jox ñu ko mérito man ku may may danga may jàppale samay mbër may ma peeru gants wala ay kii ma jël si ko public ko ñëpp ba pare na defal ko ñëpp te bis bu may mayul ñeneen ñu yore ay mbër du ma ko jël ce n'est rien contre Tapha Mbeng encore une fois kooku la leer maa ngi jégalu question bi gudd na tontu bi gudd na. salaamaaleykum di nuyuwaat en tant que porte parole 100% Kër Massar bi di nuyuwaat ñëpp di leen jaajëfal di rafetlu teewaay bi di kontaan ci ñëpp di wax nag wax yombul di wax ne ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu lépp loo xam ne wax nañ ko fi bu dëngee ñu ngi koy jégaloo ñëpp di xam ne dëng taxuñu woon a jóg wax kenn lu ko naqari taxuñoo jóg. bëgg mu baax bëgg mu jub bëgg ñu dégg ñu moo tax ñuy wax adressé wuñu kenn parole dañu ne 100% Kër Massar judd na ci jóg pour jàppale lépp li nga xamante ne si mooy jeunesse su Kër Massar sport nag làmb da cee jiitu mais football mi ngi ci karaté mi ngi ci lépp a ngi ci 100% Kër Massar bi képp ku ko woo dina jóg pour jàppale la di wax ne ñu ngi woo autorité yëpp
waaye xaaruñu leen ndax mënuñoo def les bras croisés di xaar kenn ñoo ngi suñu ay liggéey ñoo ngi suñu ay activité pour bu ñu ñëwee dinañ dem suñu ñëwul it ñun dinañ dem ndax lii bañ koy def dafa am ñu ñëw fekk ñu si mais xaaruñu si woon kenn kuñ ci fekk si dañ lay gërëm di la sant waaye boo ñëwuloon it du teel ñu def ko parce que ñu ngi liggéey loolu di waat lancer waat appel que ni am nañu bés la 11 juillet fii ci biir Brioche Dorée bi di si woo média bi yëpp di ci woo autorité Kër Massar yëpp di wax ne amul benn président écurie boo xamante ne si tey teewoo fii nii amul benn entraîneur écurie boo xam ne tey teewul fii te lii ñuy def nii ñu ngi ci ànd ak sunu ay mbër ñu ngi ci ànd ak sunu ay supporteru mbër ñu ngi ci ànd ak sunu ay papa mbër yi ak sunu ay yaayu mbër yi ak sunu supporteru mbër yi ak sunu mag yi ak sunu rakk yi parce que ku ne xam mbër xam ne ginnaawam dafa yaatu mbër bu jugee pam jóg mbër bu jugee yaayam jóg mbër bu jugee xaritam jóg supporteram jóg kon ñun ñu ngi jóg ànd ak sunu ay mbër ànd ak képp koo xamante ne si dafa bëgg a jóg pour defar Kër Massar ñoo ngi jóg pour ànd ak yow di wax nag 100% Kër Massar bi mi ngi tudd jëf soog a nekk seul travail paye képp ku jóg pour liggéey ñu liggéey ak yow képp ku jóg pour yàq xooluñu la kon lu fi nit am rek moo ko may boppam ñu ànd ci dëgg di wax la 11 juillet ñu ngi joxe rendez-vous képp koo xamante ni si autorité nga wala presse nga ñu ngi lay woo ci le 11 juillet fii ci Brioche Dorée bi ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di bëggee ñëpp ñu ngi commencé ñun 8 heures mais 10 heures la ñu woo ñëpp c'est 10 heures à 13 heures incha allah jërë ngeen jëf.